jërë ngeen jëf mbokk internet sans limite sen.com dal leen ak jàmm ci seen récap du jour nes tuuti rek ñu digtal leen li gën a fës ci xibaar yi. Coronavirus fii ci Sénégal encore lu toll ci fukki cas la ñu testé positif dont 5 cas communautaires ndax Sénégal pare na pour un confinement total. Aly Ngouille Ndiaye nekk ministre de l'intérieur sànni na ci ay kàddoom. Professeur Daouda Ndiaye alerte na population sénégalaise ndax 5e cas de décès bi ñu am. Non-respect du couvre-feu à Médina. Aly Ngouille Ndiaye maintenant à garde yi nga xamante ne ñoom ñooy askanuk Médina. seddaleeg aide alimentaire bi militant wu Pastef yi dañoo porter plainte ki nga xamante ne moom mooy maire Pikine Ouest ak ñaar ci ay délégué de quartier wam. Mbokk internet yi comme ni leen ko annoncé woon rek dañuy tàmbalee information yi ak mbiru coronavirus. Sénégal amat na fukki cas yu bees tey ci altine bi ñaar fukki fan si weeru avril dont 5 cas contact 5 cas communautaire ak fukk ak juróom cas yu si tane. ñu ngi ñuy rappeler rek cas communautaire fi mu am mooy benn ci Guédiawaye ak ñeent fële ca Touba. Donc à ce jour 377 cas la ñu déclaré positif dont 235 yu ametaan 5 ñu ci génn àdduna benn bi ñu évacué ak 136 patients sous traitement. Donc si diggante démb dibeer bi ak tey ci altine bi la ñu amaat ñaar ñu ñàkk seen bakkan. 4e cas bi génn àdduna nag ak waay la bu tolloon ci juróom fukki at ak juróom ñett dëkkoon fële ca Kër Massar. juróomeelu cas de décès bi nag tey si suba si la moom it ab waay la bu tolloon ci juróom-ñaar fukki at ak ñeent di ñaan rek askanuk Sénégal ñu gën a defaraat taxawaay yi tey tënku rek ci ndigal yi kuréel gi ñu dénk wàllu wér gu yaram joxe. Solug masque ngir aar sa bopp ci jàngoro Covid-19 doon na ab obligation jamono ji ci arrêté numéro 0091-37 bi ñu taxawal ci gaaw bi ñu génn. Kii di ministre Aly Ngouille Ndiaye nekk ministre de l'intérieur joxe na ndigal li bis ni ki tey donc bërëb commerce yi dem ak dëkk gi ak ci luuma yi dañ fay forcer nit ñi sol ay masque képp nag ku tënkuwul ci ndigal li mën nañu la teg ab amende bu toll si 4 junni ak benn weeri kaso. Takk der yi itam dinañu def ay contrôle ci bërëb yooyu lee ngir saytu ana ñan ñoom ñoo solul seeni masque. Dañuy desandi ba tey ci mbiru coronavirus. Kii di Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur wax na ni Sénégal pareegul daal pour def li di confinement total. li ay layam nag mooy am na si ñoo xam ne ils vivent au jour le jour maanaam lu ñuy lekk ëllëg tey la ñu koy lijjante ndax seeni loxo jotul seeni ginnaaw. Moom Aly Ngouille Ndiaye nag li mu si dolli rek mooy lii moo tax ñu décréter état d'urgence ngir yamale dem ak dëkk bi pour xeex jàngoro yi Covid-19. Professeur Daouda Ndiaye yéy na yàbb ci 5e cas de décès bi ñu am. li mu wax rek mooy décès bi ab alerte la askanuk Sénégal ndax naam am nañu ay cas yu tane waaye itam ñu ngi tàmbale di lim yi nga xamante ne ñoom ñoo génn àdduna ci mbas mi. Kii di directeur du centre international de formation et de recherche sur les agents infectieux et la gémonie li mu jàpp rek mooy saafara jàngoro ji mooy ñu yamale dem ak dikk bi tey tënku ci ndigal li kuréel gi ñu dénk wàllu wér gu yaram joxe. li mu daanalee ay kàddoom rek mooy ñi nga xamante ne la ñuy wooye personnes âgées yi ak ñi amee woon maladie chronique ñoo ñàkkagum seen bakkan ci jàngoro ji. benn cas contact bu dawoon la ñu mujjee teg loxo fële ca Touba ab commerçant la bu dawoon ndax ànd ak fukki nit ak juróom ñett. ci gaaw bi ñu génn la ko takk der yi nag mujj teg loxo mujj ko yóbbuwaat barab bi ñu ko confiné woon fële ca campement touristique Le Bawol ca Mbacké. non respect du couvre-feu à Médina. Aly Ngouille Ndiaye nekk ministre de l'intérieur wax na ni yu mel noonu dina dakk ci lu gaaw. askanuk Médina nag daanaka dañoo violé waat la loi sur le couvre-feu. moom ministre bi nag wax na ni dinañu jël seeni matuwaay ngir dakkal yooyu jëf ca Médina ndax dañuy défier takk der yi ndax dañoo génnoon di accueillir ab njaboot bu amee woon jàngoro ji mbas mi nag ngir xeex ko dañu ko war a jàppee lu sérieux. section bi di SYNPIC nekk ci organe Le Soleil taxaw nañu temb ngir layal ki nga xamante ne moom mooy Mame Fatou Ly Sall nekkoon agent commercial fële ca Le Soleil ginnaaw ba ñu ko dàqee ndax ab ticholi bi mu defoon.
kii di secrétaire général bi di Maguette Ndong li mu jàpp rek mooy dàq madame Fatou Sall jàpp na ne c'est illégal, abusif et injuste ndax jàpp nañu ne moom deful dara lu graaw ndax dafa tichooli rek ginnaaw ba ñu ko waxee mu dem defi test Covid 19 fële ca Institut Pasteur ci njalbeen ba madame Sall dafa bañoon ndax di rek bañ lépp lu stigmatisation waaye nag mu mujj dem defi test bi ci ay moyens am ginnaaw nag ba mu jotee résultat yooyu ci la ko yóbbante par voie électronique ay patron wam ñu mujj ko rek daal di dàq pour faute lourde section SMP boobu nag ñoo ngi ñaan direction générale bi ki nga xamante ne moom mooy Yakham Mbaye jiite ñu delluwaat ci seeni décision tey jéggalu madame Fatou Ly Sall dite madame Croquette ndax dañu ko tooñ. Covid 19 fële ca Touba ab soxna bu nekk Mbàkke la ñu testé foofu positif moom nag ab pharmacienne biologiste la bu service hôpital Matlaboul Fawzayni doon liggéey ci labo hôpital boobule. moom nag nekkoon na en contact ak ñu bëri ci ay collègues am ñu mujj ko transféré fële ca centre de traitement bu Daaru Minaan lu toll nag si ñaar fukki nit ak juróom nekk ay agent de santé ak i jegeñaaleem moom ndaw si dañu leen mettre en quarantaine ci seeni dëkkuwaay. seddaleeg aide alimentaire yi militant wu Pastef les patriotes annoncé nañu ab plainte jëmale ko ci maire commune Pikine Est Issakha Diop ak ñaar ci ay délégué de quartier li sabab loolu nag mooy ñoom dañuy laaj ay photocopie de carte d'identité population wu Pikine Est ngir la recenser leen ci seddaleeg dundu gi. ba tey ci biir coronavirus am na ay taalibe yu mu jotalaal mu mel ni rek li ñëpp doon xel ñaar mujj na am ndax am na ay taalibe yoo xamante ne jot nañoo amee li nga xamante ne moom mooy jàngoroy Covid 19 ñu ngi ñu yëgal ne rek 3 cas yi ci amagum nekk ay taalibe ñoom ñëpp ci diwaanug Ziguinchor la ñu dëkk. dernier cas communautaire bi ñu détecté fële ca Guédiawaye ñu ngi yëgal itam ni moom Kër Massar la jóge woon daal di ñëw rek Guédiawaye fële ca clinique Doudou bi nekk Nimzat pour ñu consulter ko. moom nag situation bi dafa xaw a doy waar parce que nag en dehors de la commune Wakhinane Nimzatt fële ca Guédiawaye bi mu fréquenté jot na aussi laale ci ay bërëb yu bëri lu ci mel ni marché poisson bu Pikine ak fële ci marché yi nga xamante ne moom moo nekk Guédiawaye te moom kat ba mu doon déplacé wu ay transport en commun la doon jël. clinique bi mu mujjee woon dem nag fële ca Guédiawaye daanaka dañoo mettre en isolation lu toll ci fukki nit ak juróom-ñett nekk ay agent de santé ak ay voisins ñu mettre leen nag en quarantaine par le préfet Mouhamadou Blandin Ndiaye bu Guédiawaye ak ki nga xamante ne mooy maire bi Racine Talla. depuis le 5 mars bi ñu génn la famille Pouye de Waagu Ñaay nag daanaka ñoom ci mbedd bi dañuy fanaan ndax problème mu litige foncier ñi leen jot a rencontré nag nekk l'association Cœur de Justice ak ki nga xamante ne moom mooy njiital Jamra Mame Makhtar Gueye ak ñeneen ci ay nit mujj nañ leen a approché ngir xam naka la mbir mi demee waaye nag famille Pouye bile ki nga xamante ne moom moo yor seeni kàddu nekk Mor Pouye moom nag lu muy préciser rek mooy ba jamono ji ñuy wax ak yéen amuñu fu ñu jëm contrairement ak li ñu joxe comme xibaar ci internet yi. ñu ngi yëgal ne rek tey ci altine bi ab ndaje dinañ ko amal ak préfet wu Dakar pour xool naka la ñuy def ba saafara seeni mbir. ba tey ci wàllug coronavirus li ñu dippee technologie mën nañ ko jëfandikoo pour freiner li nga xamante ne moom mooy propagation virus bi kii di ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr annoncé nañ ni dañuy jëfandikoo li nga xamante ne moom mooy technologie pour retracer parcours chaque cas communautaire yi nga xamante ne moom la ñu noté. moom nag wax na ni même si loolu dafay nécessiter une législation spéciale par rapport ak données personnelles yi mën nañ jàpp ne loolu dina jàppandi fii ak ay fan yu wees. procédé boobu nag tey ji moom moo permettre ñu remonter jusqu'au cas communautaire Louga bi nekk commerçant ñu xam fan la exactement jëlee feebar boobu te ñu ngi ñuy yëgal ne fële ca Pikine daal la ko mujjee woon a am. le ministre du développement communautaire Mansour Faye yéey na yàbbi ci plainte bi ko waa mouvement FRAPP ak waa force démocratique sénégalaise jox fële ca OFNAC ñaari organisation yooyu nag li ñu toppee kii di Mansour Faye rek mooy que ni dañoo jàpp ne ni muy gérer attribution des marchés yi ay entrée à la fourniture des denrées destinées aux ménages les plus modestes jaarul yoon. moom Mansour Faye nag li mu tontu rek mooy nit ñooñu am nañ droit à saisir bépp juridiction waaye nag képp kuy nit rek mu concentré wu ci objectif président de la République te mooy joxe dans les
les 10 jours au moins stock yi nga xamante ne moom la ñu prévoir pour néew ji doole ji. mbokk internet yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi bëccëg bi retrouver sama naataango Abdou Ba pour xibaar yu guddi gi di leen jox di daje ëllëg jërë ngeen jëf.